xibaar yi ci RFM. xibaar yi ci RFM. jëlëk pël dëkk la bu nekk ca Ngajaga ga ca Kees benn waxtu du 1h jot na fa waxtu woowee moo jot ci rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi salaamaaleykum. Mamadou Mohamed Ndiaye. yeneen yi xibaar yu ñëw dollee ko ci xibaar yu ñu jotoon a am jëm ci sandarma bi faatu ci baaj ba ñu gasoon foofee ca jëlëk pël ngir jëm ci ndox mu ñu mën di fayee tool yi Forteza di tool yi gaz yafa loolee sandarma ba ca faatu am na yi xibaar yooyu indi nay leeral jëm ci anam yi nga xam ne noonee la faatoo des na leen ko dégtal ci xibaaru digg bëccëg gi fa mu dëkkit di kërug njabootam ca diwaanu Tëngéej ñu danañ fa dem it ànd fa ak suñu reporter ba fa li ñu fa seetlu moo di jamono ji aw tiis moo gën a fës kon ca kër ga ginnaaw bi nga xamante ne ji sandarma boobee faatu na mbirum Boubacar Seye njiital ONG Horizon Sans Frontières ay awakaam li ñu bëgg mooy li tax ñu bandaa dépp ko mu toog di ko xaarandi mu di daal ñu war ko déglu ca fond ba nañ leen ko defal nu mu gën a gaawe lañ ca jublu mooy bu loolee amee danañu ko mën a sàkkul ab liberté provisoire. coronavirus beeg tolluwaay gi ci réew mi tey ji bilan bi wax na fukki doomi aadama yu ñàkk seen bakkan ci 24 heures yii ñu génn loolee mbokk yi moo di taxañu xabaar yi bu ñu ko tàqarñee ba noppi ci la ñuy dalal Georges Déthié Diop ci xibaar yi biti réew yi la cey gën a fës dana bokk ci réewum Amérique am nañu seen ñeent fukkeelu président de la République ak juróom-benn Joe Biden ma ñu fal bu yàggul tey ji ci la ñu ko teg ci toogom daañu àndit ak Cheikh Ahmed Tidiane Diagne ci xibaaru tàggat yaram yi jukki leen aslëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk jeexale xibaaru digg bëccëg gi ak gis-gis tey ji la ñu cay waxtaane mi ngi jëm ci ñuy dippee ay lanceur d'alerte nees leen war a taxawoo ci wàllu yoon statut ba ñu war a am ak it lu jëm ci seenu kaaraange la tax ñu koy waxtaane nag moo di mbirum Boubacar Seye mi ñu mandat dépôt di ko toppee tuumay joxe xibaar yu wérul ci njeextal xabaar yi la ñuy waxtaane ak yéen ci loolee Abdoulaye Diop moo nekk ci machine bi. Mamadou Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média ni ñu ko junjee ci bopp bi la ñuy duggee ak yéen ci yàkkale gi doore xibaaru digg bëccëg geek lu soxal mbirum sandarma bi ñàkk bakkanam ca baaj ba ñu gasoon fële ca jëlëk pël mu di baaj boo xamante ne ji li ko taxoon a jóg mooy fayoon lakk gi amoon ca teeni gazu Forteza foofee ca diwaanu Ngajaga sandarma ba daal di cay faatu ana ci yenn anam la faatu Abdou Diouf Junior andil nañu ciy leeral. Sakura Gaye anam yi mu demee anam yu bette la moom soldat soosee amoon lor njàmbarte mission ba mu jeexee ci diggu bëccëg bi ci lañu ko wuutu ci gannaaw ga la dem ngir tàggat yaramam bi 8 heures ci guddi jotee ci la gendarme boobule delluwaat ci site bi ngir daal di sangu ci biir bassin bi boobule bassin nga xam ne dañu ko wër ak grillage 3 mètres nag moom la xóotaay bi waaye loolee ndax dina mën a jommal lébu boo xam ne mu ngi juddoo yaroo màggee ci peggu géej gi dafa fekk ne kay ndox mi dafa sedd te itam comme dafa jóge woon ci tàggat yaram tànk yi itam dafa diisoon loolee nag mën na indi jafe-jafe ki fi dàq fey moom Sakura Gaye ba mu sangoo ba noppi dafa doon fey ngir jëm ci flexible yi nga xam ne moom la ñu dugal ci biir ndox mi daal di koy wékk ci pompe yi ngir mën a génne moomu leen ndox waaye moom mujj la yegg ci li ñu xamal wër nañ ko lu mat 2 waxtu ci biir bassin boobule ca gannaaw ga moom moomee nga xam ne njaboot la ndax amoon na 2 doom ci la bakkanam mujj des bassin boobee ñu gas ca jëlëk pël dañ caa sotti ndox mu bëri ngir mën a seddal teenu gaz bay lakk foofee may techniciens yi ñu mën a jege ngir mën kaa fay bi 10 heures ci guddi desee tuuti lañu ko génnee ci boobule bassin daal di koy yóbbu ci hôpital bu Tiwaawoon gendarmerie nag ci li ñu xamal ñoom ñoo yor dossier bi accident boobee dafa ñëw rek fàttaliwaat liggéeykatu Forteza njàqare bi nga xam ne amoon nañ ko ci bi Henri Gunning amee jafe-jafe ci safara si ba mujj caa faatu moom ingénieur canadien boobule ci dëkk yi wër Ngajaga ak teenu gaz yaag li ci aju ñu bëri dañuy faral di wax ne ay sarax dañ ko fiy digle ne dafa am ay mbiri jinne yu ñuy dégg ci bërëb yi ba tax saa su nekk dañ fiy defiy sarax donte sax du lu ñu teg bët ñoom ci seen wàllu bopp waaye ñu ngi koy tàmbalee bàyyi xel bu baax.
Abdou Diouf Junior moom sandarma boobee faatu ma nga dëkkoon Tëngéej kër ga mu fekk baax jamono ji ciw tiis ak naqaru xol la ñu amee gannaaw ba seen doom joojee faatu reportage ca kër ga Abdou Diouf Diagne. gendarmerie ñoo ñëw joxe information boobu quoi booy ba la fekk ñëw ñu wax ko loolu booy tamit ànd ak moom dem si nijaayam wax comme ça nii la njabootu Sakoura Gaye di gendarme bi nga xam ne moo lapp ci benn bassin de rétention bu nekk ca Gadiaga daal di jote xibaar bi jili rakkam la. 2017 la dugg en gendarmerie bi mu duggee gendarmerie dafa dem Fatick def formation bi mu defee formation après daal di génn bi nga génnee si lañ ko affecté Thiès mu nekk di servir Thiès sous offre quoi mooy 2V la woon léegi actuellement dañ doon dem na ay servir di servir parce que comme que en application lañ nekk titulaire guñu te leen yóbbu ñuy monter di def ay intervention yooyu mais nag actuellement dañ leen yóbbu woon problème gaz ba Gadiaga fa leen yóbbu woon ñu def foofu intervention actuellement dañ ne bon dafa surux si benn bassin dafa dee mais xaw na luus tuuti nag si gis-gis daal. ki nga xam ne ñu ngi ko tàggate ci école des sous-officiers bu gendarmerie te nekk ca Fatick bàyyi ci ginnaawam benn soxna ak ñaari bant. amoon na soxna sax am na ñaari doom mais ngénteegu ko sax ay liiru tooy xeb lañu un moment la ñu am mu ngi Thiès sëy-sëygul quoi sëy-sëygul. Ibrahima Touré bi nga xam ne faatuk xaritam bi daf koo jaaxal di xamle ne ñàkk na nit ku correct. dëgg yàlla metti na trop ci ak ndaw mu nekk nit ku ñàkk ki ñaan nag barki Serigne Saliou di ko ñaanal nag sunu borom defal ko tawfeex ak taysiir lépp li nga xamante ne nii mbébéwutoon na ko si ay waajuram yàlla nag ko sunu borom mottalil àjjana firdawsi. levée du corps bi nag dinañu ko amal tey ji bu ñaari waxtu si ngoon jotee ñu fas yéene koo jébbal naka boromam ca Touba RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. waxtaane tolluwaay coronavirus gi ci réewum Sénégal ak bilan bi ñu am tey fukki doomi aadama ñàkk nañu seen bakkan ci mbas mi ci 24 heures yii ñu génn ñoo xamee ci bilan bi daal ba mbas mi duggee ci Sénégal ak léegi ñi mu fi faat toll nañu ci juróomi téeméeri doomi aadama ak ñeent fukk ak juróom-benn ñi seeni ka garaaw ba ñu nekk Sowétas ñi ngi toll ci ñeent fukk ak juróom-benn luñ ci mën a wax it mooy daal lu toll ci ñaari téeméeri doomi aadama ak juróom fukk yu yees yu ñu gis ci ñoom corona bi feeñ na ci bilan tey bi ñu ngi leen jëlee ci test yu ñuy def yoo xam ne toll nañu ci junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk. waxtaanee lu ñeel ki nga xamante ne ji moo di njiital ONG Horizon Sans Frontières moo di Boubacar Seye ginnaaw bi ñu ko mandat dépôt démb di ko toppee tuumay joxe ay xibaar yu wérul seeni avocat ay avocat kon yëkkati kàddu li ñu bëgg daal moo di ñu teel koo déglu ci fond dossier boo xóotal ko loolee mooy mën a tax kon ñoom it ñu daal di koy sàkkul ab bàyyi yëpp néggandiku ñu déglu kenn ci avocat yi di maître Assane Dioma Ndiaye. suñu système judiciaire moo demee noonu bu fekkee ne dañ la téye ci kaw li ñuy wax information tant que juge bi jëlul sa audition au fond parce que jàkkaarloo bu njëkk ak juge bi daf lay xamal liñ lay topp rek inculpé la def la mandat dépôt wala mu may la liberté provisoire mais xamal la ne dinaa la woo beneen bés nag yaag say avocat pour déglu la ci fond bi pour nga wax ma liñ lay topp lan nga ciy tontu tant que loolu abul say avocat mënuñu def demande de liberté provisoire tey nag boo seetee état de santé Boubacar nga xam ne démb demoon nañ ba wax sax pour ñu indi médecin mu xool ko bi mu nekkee ci cave bi defe naa ne il faut ñu taxaw ci lool ñu teel ko entendre ñaanal ko liberté provisoire te xam ne comme mu ngi fii dina nekk à la disposition de la justice saa ñu ko soxla woo ko pour information bi ni ko yoon bëggee mu mën a demee noonu démb ci motivation procureur bi mu ne nañ ko téye ndax moom amul benn garantie de représentation maanaam amul domicile bu leer ci Sénégal dafa xaw a doy waar sax parce que moom bi mu nekkee Espagne la ko waa section de recherche woo ne ko am nga fi plainte moom moo leen xamal ne dama nekk ci sama njaboot Espagne mais dinaa bàyyi lépp ñëw Sénégal pour mettre à la disposition de la justice moom moo jógee Espagne même amul woon vol sax dafa mujj def ay tractation ba jaar Portugal ba mun a ñëw Sénégal bi mu ñëwee ñu tey ko aéroport mu ne leen mais man jarul ngeen may tey aéroport man maa jóge ci sama coobare pour ñëw sama dëkk pour mettre à la disposition de la justice moo tax ñu jàpp ne buñ ko entendre buñ defee demande de liberté war nañ ko mun a may loolu ne ko nag yaa ngi à la disposition de la justice même bu ñuy jël passeport am. kuréel gi mu jiite di ONG Horizon Sans Frontières ñoom ñaawlu nañu bu baax a baax doxalin ak taxawaay bu secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur jëm ci mbirum Boubacar Seye nee nañu daal moom Moïse Sarr ni mu ci doxalee du noone li ñu bëgg mooy sax ñu jëlee li ñu ko dénk ci ay loxom ñu ngi xamle ne daañu teg ay jéego yi lañ ci jublu mooy fexe lu génnee Boubacar Seye ci kaso bi ñu teewlu kàddu yi directeur administratif ak financier bu ONG Horizon Sans Frontières Tamsir Ousmane Balay Wuyo jokkoo na ci Alaaji Njogu Jën ci Espagne nga mu nekk. bu fekkee ne yow dañ la dénk ay tukki yi ñi nga xam ne ñu doomu Sénégal lañu ñu génn ci Sénégal pour dem daan doole pour ñu mën a jëriñ Sénégal di gis li nga xam ne li ci Sénégal bu fa doxul war nañ ko mën a wax pour ñu jubbanti te dara jubluwuñ ci lu dul defar
kooku buñ la ko dénkee da nga war a aar doomu sénégalais bi waaye bu ñu gisee ni sa taxawaay yow bu doomu sénégalais bi nekkee ci xat-xat nga war ko làq ba pare lijjanti li ñu koy jiñ ndax moom la wala du moom bu dee moom la ñu teg ko daan ñu ko war a teg bu dul du moom ñu xool nag ci naka yan anam lañ war a xool ni ñu koy aaree waaye bu fekkee da nga dañuy ne rek wax na ñu jàpp tëj ci kaso bi nga ne waa tëj bu baax na parce que li tax mu baax na mooy dina wax la mu wax lu tax mu wax ko te li ñu wax dafa amul lu tax ñu def ci convoqué sax dafa ci jarul ba ñu lay oo parce que Boubacar Seye ñëpp xam nañu ne chercheur international la consultant international la chercheur la am migration internationale donc ci loolu muy yëngu dafay laaj ci lépp fu mu teg loxoom mu am ci information bu leer nañ askan bi yëpp war a parce que dafay jindi askan kooku ñu taxawaay kilifa moo tax loolu ñu ne muy saar amutul mériteetul ma xaamañ takkal ko na ma tànk boobu dañ ko war a tekki teg ko keneen koo xam ne kii dina soxla Sénégal diaspora bi moo ko fay taaj. léegi Boubacar Seye yóbbu nañ ko kaso ban taxawaay ngeen fas yéene taxaw ngir mu génn. waaw li ñu taxawee ci xeex bi mooy comme ni ñu ko waxee rek Sénégal dafa bokk ci kuréel yu bëri ci àdduna bi donc Sénégal moom mënut a dem moom kenn rek te xeex bi dinañ ko yóbbu ci kuréel boo xam ne bii àdduna bi yëpp dinañ jëkk ne kat lii donc Boubacar Seye natt bi teg nañ ko ci Sénégal te deful lenn lu dul laaj rek leeral ba ñëpp xam ne kat Sénégal dañu bëgg a tëj gémmiñu waa diaspora te diaspora kenn du tëj gémmiñam. lu yees jëm ci mbiru coowal 94 milliards yi ñu fi doon wax ba plainte jóge woon ci Ousmane Sonko jëm ci ndoddal Mamadou Mamour Diallo mi jiite woon jamono mi ne woon jamono directeur des domaines doyen des juges boobu les plaintes da koo classé sans suite bu ñu sukkandikoo ci xibaar yoo xam ne jot nañu ko ci presse tey jile fàttali ne moom Ousmane Sonko daal mënut a doon partie civile ci moomi li mbir. loolu mel tax nag avocat bu Mamadou Mamour Diallo di sàkku ñu dindi mbalaanum kiir laayu Ousmane Sonko ngir mën koo topp ca yoon fàttali ne Ousmane Sonko député la loolu tax avocat bi di sàkku kon ñu dindi mbalaanum kiir laayam ngir mën a dem ak moom ci yoon ñi ànd ak Ousmane Sonko di waa Pastef ñoom li ñu gis mooy plainte ba bu ñu ko classé sans suite tekkiwul que ne li ñu leen di toppee ba li ñu leen di tuumal amul Adjaratou Binta Diallo. doyen des juges daal di na classé dossier détournement 94 milliards ci sunuy koppar yi nu ne wala box Ousmane Sonko waxoon ne Mamour Diallo moom moo ko détourné réaction Pastef Malick Ndiaye nee na lii daal même bu fekkente ne juge bi loolu la waxul fenn itam ne dossier 94 milliards yooyu le amul fenn. téye na ay preuves yu leer ay arguments yu leer te becc na ko ci table doyen du juge bi donc. xam nañ ne dossier bii kat ndekete c'est du béton et que bu ñu demee ba yëf yi bu ñu ko toppee ba mu sës lii tooy ci ñoom lay jóge donc loolu nag moo waral ñu fexe yéexal affaire yi ba askan wi fàtte ñu xëy tey daan ne dossier bi kat finalement classé nañ ko sans suite loolu nag lu muy tekk rek mooy ci mim réew nit mën na def lu ko neex tant que mu ngi nekk ci pouvoir bi dara du ko ci fekk. avocat Mamour Diallo nekkoon directeur général des domaines maître El Hadj Diouf nee na dogal bi jaaxalu ko ndax ci mbir yu mel nii agent judiciaire de l'État rek moom moo mën a porter plainte El Hadj Diouf teg si ne Ousmane Sonko daal di yëkkati immunité parlementaire am bu ko defee Mamour Diallo mën koo porter plainte. li gën a yomb koy mooy génne firnde yi jox ko presse bi du ko mas a def ndox lu amul mënoo ko firnde lu amul mënoo koo wone waaye sa waay daanu na waaye lii nag xam ngeen dëgg mooy mujj téye deeru jàmbur yàq ko ku la ne ànd preuve nga ci procureur laa koy jox juge laa koy jox comme joxoo leen dara ndax waroo ko faa joxe léegi joxe ko fi ko war a joxe xam nga fi ko war a joxe mooy public bi mooy presse bi monsieur Jébaane yow yaa bi dàq Jébaane yow jéebaane rek ngay def waaw yaa jéebaane yàq deru jàmbur waaye joxe firnde bi léegi nag sàcc nañu yomb na waaye ay foo koy tëggee sa gàcce tey gii yàlla ump bépp jullit bépp doomu adama lu ci mën a am mooy ne dossier 94 milliards bii nga xamante ne woon lëmbe woon na fan yële wala weer yële ñu génn Sénégal dafa mel ni ak dogal bi ci doyen des juges jël noppeeguñu ngir mu leer. Adja Binta Diallo yéen i gànd ak rajo Futur Média di fi dégloo xibaaru digg bëccëg gi ci wolof 13h13. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. waxtaane wàllu njàng mi ak section CUSEMS ak SAEMS bu Ndakaaru tey jii ab débrayage la ñu xëyee ci yoor la ñu dakkal njàng mi ñoom jàngalekat yooyu li ñu bëgg mooy ndàmpaay li nga xam ne warloo woon nañu ko ak ñoom ci jamono jañ doon déplacé woo ngir examen baccalauréat yi ndàmpaay la nañu leen ko jox inspectrice académie bu Ndakaaru nag ñoom sàkku na maam daal woote na ngir ñu toog waxtaane ko bala ñuy yegg foofe Koumba Sandiane Faye.
jàngalekat yi tënku ci CUSEMS ak SAEMS bu région bu Dakar war gannaaw tey classe yi ba 9h jotee Amadou Ba mooy secrétaire général CUSEMS bu Guédiawaye. ba demee def ci àll bi fukki fan ba fukki fan ak ñett ñii fukki fan ak juróom ba ñëwee état bi waroon ñu fay le 30 novembre lépp la waroon fay avant 30 novembre ba tey jii le 20 janvier état bi fayul dara te loolu nag day wane ne nguur gi nekk fii joxul cëru enseignant yi gëmul école bi loolu nag moo tax waa CUSEMS ñi bootu ci Pikine Guédiawaye ak Tëngéej ak waa SAEMS yi nekk Ndakaaru yëpp ñoo décidé à partir de 9h ñu arrêté cours yi mooy tey jii alarba ak suba alxamis à 9h léegi nag bu dara amul d'ici ba vendredi je crois que nañ defaat beneen mbir boo xam ne dina pousser nguur gi à ce que mu fay bor yu muy ay yewal enseignant yëpp. lu jëm ci koppar yooyu ñu war a jot inspectrice d'académie bu Dakar xam ne ne xamutul lu ko waral wante lum ci mën a doon jot nañu toog waxtaan su ci responsabilité yi Khadijatou Diallo. inspecteur d'académie yi amuñu benn responsabilité ci paiement indemnité baccalauréat ndax lii ni mënatuñ ko nangu. c'est inacceptable que ñun ñuy def ay stratégie pour quantum horaire bi ñu gagné ko ñu mën a liggéey mën a def ay résultats jàngalekat yi di grève je dis que ne dañu war a toog ñu wax lan moo tax problème bi mënuñu fay lan moo indi situation bi ñu régler problème bi une bonne fois pour toutes ñu fay leen à temps. lu jege ñaari téeméeri millions ñu jëloon ko joxoon ko jàngalekat yooyu google koppar ci frais de déplacement rek la yem mu des tey lu ñeel correction copie yi noone xamle njiitu inspection d'académie bu Dakar. RFM bitim réew. ñu ànd ceeg Georges Déthié Diop Georges Naam Diop. maa ngi lay fay Ndiaye. nee Naam Ndiaye rek mu gën a gàtt. ay ca sama olof eggagul woon foofa. ah d'accord wax nga dëgg de xibaar bi ci réew dañ koy door rek la xew ci réewum Amérique Joe Biden teg nañu ko ci toogoom tey ji maanaam jël na fonction. mu ngi prêter serment tey ci ngoon bu 17h jotee ci heure Washington wala bokk midi jotee ci heure Washington 17h heure Ndakaaru cérémonie bi nag di amee ca Capitole waaye nag élu yu kot ñoo koy teewe parade bi doon am du amee ni mu doon amee ci xarala yu yees yi lañ koy jaarale. Donald Trump moom fas yéene jóge ca Maison Blanche dem Floride mu nar a doon bu njëkk njiitu réew foofu ci États-Unis téeméer ak juróom fukki at a ngi nii du teewee investiture ka ko fay wuutu ci discours dajem bi démb nag souhaité na bonne chance gi nga xamante ne moo di Joe Biden ne daana ñaan ngir administration bi ñëw am ndam ca la muy door demu nag Donald Trump baal na maanaam gracié na lu toll ci juróom-ñaar fukki nit ak ñett bokk na ca ka fa nekkoon ay jamono conseiller di Steve Bannon. ñu ñëw Afrique dem réew Mali ak njukkeel loo xam ne delloo nañu ko casque bleu ivoirien yi faatoon dañ leen a faatoon sax ca boori Tombouctou. MINUSMA moo leen di delloo njukkal moo leen doon delloo njukkal alarba tey gii nii loolu nag ki ka teewe woon bokk na ci secrétaire général adjoint bu ONU ñu dénk ko opération de paix di Jean-Pierre Lacroix ñeenti casque bleu yooyu ñu ngi ñàkk seen bakkan alarba gi ñu weesu gannaaw bi ñu tombee ci ab explosion bombe artisanale diggante Douenza ak Tombouctou cong googee nag tax ba limuk soldaar ya dee foofu ca Mali gannaaw bi ñu leen yóbbee foofu ci opération ONU atum 2013 ba léegi ñu toll ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ci ab allocution télévisée maanaam ab discours bi Ba Ndaw di président transition ba doon def moom daal mu ngi gërëm soldaar yi jógee biti réew di xeex jihaad yi si foofu ca Mali ba léegi tey dañuy màggal juróom-benn fukkeelu anniversaire bi forces armées yi bi ñu leen taxawalee ba léegi ca République démocratique du Congo juróom-ñetti militants yu mouvement citoyen bii di la Lucha ñoom la ñu bàyyi ca Beni ñoom nag ñu ngi leen tegoon loxo ëpp na weer tey ci ab manifestation biñ doon def jëmale ko ci MONUSCO ñu leen doon toppee violence bi nga xam ne def nañ ko ci Sentinelle ak saboté locaux yu police ba tribunal bi nag ne nañ leen bàyyi ci saa si jamono ji nga xamante ne waa ministère public lañ bëggoon ñu tëj leen diirug fukki atu kaso ci République démocratique ba Congo ba léegi Modeste Baati Lukwebo di door ay waxtaanam biñ ko tabee informateur mission bi nag moo di jéem a xool nan la ñuy amalee majorité parlementaire bu bees foofee majorité bi nga xamante ne mooy farak njiitu réew mi gannaaw bi ñu tasee lii di FCC cash Modeste Baati Lukwebo ñu ngi ko nommé fanweeri fan ak benn
ci weeru décembre gi ñu weesu maanaam ci njeexitalu atum 2020. amuloo waxtaane ci Covid bi. Covid bi xanaa Côte d'Ivoire lañ koy jeexale wala boog voilà Côte d'Ivoire lañ koy jeexale ak restriction yi nga xamante ne ñu ngi ko namm def foofu jamono ji nag ñu ngi koy ruumandaat waaye njiitu réew ma Alassane Ouattara mooy jël dogal diggante ministre de la santé yi nga xamante ne am na ay dogal yi nga xamante ne xamle woon na ko démb waaye premier ministre ba d'accord ci woon Alassane Ouattara fas yéene arbitré ci conseil des ministres gi. maa ngi lay gërëm bu baax Georges. RFI Sport. Georges Déthié Diop ci xibaar yi xanaa xamul ne Cheikh baatu bu romandaat dañ koy bañ ci kër gi. dañ ko fi bañ ne ndax la muy yee moo bëri. way wi këpp gaal de soo ko way ci tefes. Cheikh Ahmed Tidiane Diagne ñu ànd ak yow ci wàllu tàggat yaram maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi dellu la fay Mohamed. doore ko gars Pikine mi indi mi bëgg kon defi innovation. ngir match yi ñu ne dañ koy football huis clos ngir Covid 19 bi ñoom dafa am leneen luñ doxin wuñ ca bëgg am. waaw maanaam dañoo jëfandikoo jumtukaay xarala yi ngir mën a kon boog permettre supporters yi nga xamante ni mënuñoo ñëw ci stade mën a seetaan match si seen club di AS Pikine loolu nag faaw nag ñu fay maanaam lu ñuy ne ci anglais pay per view maanaam da ngay fay ngir mën a seetaan donte jàpp nañu sax yëf yi maanaam daal du jafe ci ñi nga xamante ni daal dañoo di supporter AS Pikine yi ñoom sax tey ji suba gi dañ doon amal ab conférence de presse dañuy déglu kenn si ñoom di Mortala Gueye mi nga xamante ni bokk na ci comité supporter bu AS Pikine. comité supporter boo gisee ñu woote tey jii nii boo xoolee daaw ci phase aller bi ba muy jeex la feebar bi di dugg si Sénégal mois de mars 6 mois après le président Modou Gueye da doon fay joueurs yi 50% de leur salaire ci équipe boo xamante ne amul sponsor loolu moo tax ñu teel a xam loolu woo ci Pikine waaye aussi ñu ñëw jàpp ci parce que comme ni ñu koy waxee AS Pikine maa ngi koy wax sànq ci 7 matchs rek yàlla dogal nañu suñu quote-part bi ñu am ci côté guichet dem na 18 millions et quelques parmi un des supporters de l'AS Pikine boo xamante ni tey jii nii mu ngi tudd Momo dugg dëkk ginnaaw raay ut koppar bi nga xamante ni en ligne la nekk tey jii nii mu ñëw proposé ko tey jii nii ñu teg benn stratégie boo xamante ni dañ ne durant chaque 15 jours dañu bëgg di am 2 millions 500 di ko remettre équipe bi en plus amaat beneen stratégie bu ñu teg utaat beneen boo xamante ni dañu bëgg chaque match nga xamante ni AS Pikine bu recevoir fii au niveau de stade Alassane Djigo ñu defar benn 200 tickets yoo xamante ni dañuy ubbi guichet bi à partir de 10 heures bépp Pikinois bu daan jënd sa billet nga ñëw jënd sa billet demaat sa kër pour participer ci club bi nga xamante ni mooy sa club de cœur comme tey ñu ngi koy waxee PPV léegi yooyu noonu yëpp ñu ngi koy xalaat pour teg ko moment yi moo waral tey jii nii stratégie yooyu yëpp génn yooyu daf ci am solo parce que mën na la indil ay revenus yoo xamante ni mooy loolu. ñu waxtaanee wàllu CHAN mu di championnat d'Afrique des nations ay jongantale yu jagleel footballkat yi nga xam ne ci seenum réew championnat ba fa nekk fa la ñuy évoluer. wala ci Afrique léegi parce que bañ koy njëkk a créé maanaam ñi nga xam ne ñoo nekk seen biir réew kot mais léegi dañ ko gën a yaatal. maanaam képp ki nga xamante ni ci Afrique nga nekk rek. maanaam mën nga doon doomu Sénégal doon professionnel ci Afrique du Sud permettre na la nga bokk ci CHAN bi. li moo tax may bëgg di daje ak yow. waaw kay mbay. tey jii nag daf ci am match bu am solo bu ñuy xaar. moo di diggante Cameroun mi ko organisé ak Mali solos googu lay jongante moo di ku ci am ndam di nga qualifié ci li nga xamante ni moo di Coupe d'Afrique moo di quart de finale kon boog googule compétition ñoom ñaar ñëpp nag ci ndorteel gi les tournois dañoo daal di am ndam beneen jongante gi nag diggante Burkina Faso lay daal di doon ak ñii di waa Zimbabwe Ndiaye. léegi ñu waxtaanee championnat yi ca Europe. championnat ci Europe dañ koy daal di door rek championnat bu Angleterre de match retard seen première journée tey jii nag la ñuy daal di dabe ci bu 18h jotee diggante Manchester City ak Aston Villa City nag bu amee ndam mën naa foqati li nga xam te ni moo di place bu njëkk bi ci ñii di waa Leicester mi nga xam te ni ñetti poñ la ko daal di rawee noonu itam pour waa Manchester United mi nga xamante ni ñoom yi bu ñu amee tey jii ndam seen digg ak ñii di waa Fulham dañ daal di jël place bu njëkk bi ci Leicester match googule diggante Manchester United ak ñii di waa Fulham dañ ko daal di amal ci bu 20h jotee ca France itam dana am jongante dañuy dabe seen 9e journée 20h tey ci ngoon diggante Olympique bu Marseille lay daal doon ak Racing Club bu Lens Marseille féetee ci juróom-benn place bi Lens nag mu nga féetee ci fukkeel place bi ci classement bi Bundesliga bu ñu ko waxee moo di championnat bu Allemagne ñoom itam ñu ngi seen 17e journée tey jii ci ngoon 17h30 diggante Schalke 04 ak ñii di waa Cologne lay daal di doon 19h yeneen jongante yi Bielefeld dana tas ak ñii di waa Stuttgart Bayern Munich moom moo féetee ci place bu njëkk bi dina fekk Augsbourg ca dëkkam Fribourg dana tas ak Francfort Leipzig diggam ak ñii di waa Union bu Berlin lay daal di doon ci Italie ñi ngi amal tey jii li nga xamante ni moo di seen super coupe d'Italie finale bi tey jii diggante Juventus bu Turin bu Cristiano Ronaldo ak Napoli bu Kalidou Koulibaly googu la jongante incha allah danañ ko daal di amal ci bu 20h jotee
ñu daal di suñu réew waxtaanee ak wàllu karaté ak taxawaay bi nga xam te ne am nañ ko ngir xeex li nga xam te ne moo di mbas mi tey sax dañuy daal di maanaam am ay kit sanitaire ak itam ay kit scolaire yi nga xam te ne nañ ko daal di jagleel acteurs yu nekk ci mbir mi cérémonie bi ñu koy amal ci stade Marius Ndiaye dañ siy daal di déglu kii di Yatma Lo mi nga xam te ne moom moo yore bu mu jokkoo bi ci biir fédération sénégalaise bu karaté. dañuy sant yàlla ba ñu amee ku mel ni professeur Daouda Ndiaye bi nga xam ne moom mooy président action nationale muy def ay action yoo xam ne yu mucc ayib à travers le Sénégal daal di def maillage bu mag dans tout le Sénégal di dimbali néew yi doole ji di dimbali ñi nga xam dañuy jàng école te mënuñu am yenn jumtukaay yi mu nekk loo xam ne c'est un défi boo xam ne daf ko bëgg a relever parce que jaar na si su koy wax da ngay xam ni kii daf ko dund ba tax na loolu biñ ko sollicité biñ ko seetee dafa ne moom dina am mbégte dimbali ñi nga xam ne ñi ngi si karaté bi muy xale yu ndaw yi tout tànk yi jox ñu junni kit scolaire yoo xam ne dañ koy séddale ci ligue yi séddale ko ci club yi nga xam ne ku si nekk daal di nga siy gis sa bopp mu nekk loo xam ne dañ koy gërëm di ko sant bu baax a baax a baax a baax ndax li muy def ñëpp gis nañ ko te bi mu koy def ak léegi yàgg na mu nekk waajoo xam ne macha allah dañ koy ñaanal yàlla defal ko jàmm parce que lu yombul xam nga koo xam ne xëy na da ngay joxe te kenn du la jox li nit ñi di def rek mooy di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi mu nekk nag un éminent professeur boo xam ne dina waxtaan ak karatéka yi wax ak ñëpp jëm ci Covid 19 bi matukaay yi nga xam ne war nañ ko jël masque wu distanciation di raxas loxo di moytu regroupement yi yooyu yëpp dinañ ci waxtaan ci anam ñu mu gën a woyofee parce que du loo xam ne dañuy dajale ñëpp dañuy jël quelques responsables rek ñu ñëw fa def cérémonie bu yemamaay boo xam ne daal duñ fa yàgg. ok Ndiaye yaakaar naa ni fii dañ koy daal di yemale xibaaru tàggat yaram bi. maa ngi lay gërëm bu baax a baax di la sant Cheikh Ahmed Tidiane Diagne. jaajëf. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ni ñu ko baaxoo àllarba ju nekk ñu ànd ak Papa Ngagne Ndiaye ci conférence tey jii mu defub taxaw seetlu ci couvre-feu bi ak li mu lamboo. conférence thème couvre-feu fan la xeek naxasaale bu doon aaye la ñu ne président Macky Sall ak nguuram mokkal nañu ko diggante altine ak talaata bés doxu fi kon ana lan moo fi jar yàkkamti bay falaxe luwaay réew mi ba Sénégal amee ba tey lu ni mel musu fee am ay gouverneur di jël dogalub couvre-feu bay yegg ci diirub juróom-ñetti fan bu doon ci football la jox nañ leen carton rouge ba ñu génn abal ñu président bul may say kontar lu ñu lay xeebee ba di la ci mën a kaañoo ëllëg réew mi as tuut li nga fi fekk ci démocratie ndax nag fàtte xaju fi rik sàmmal ñu ko gannaaw indépendance képp ku fi gane àddina boo jiitee réew mu mel ni Sénégal say jafe-jafe waru la mën a bari naam faxasalu mënu la ñàkk waaye boo ko bëggee def yoonu tool da ngay bëgg daal di tas yaakaar askan wi dañoo benn woon am ci yow yaakaar ñetti élection ngi nii muy présidentielle législative ak locale dara leerul ci àpp bi lépp lëndëm naam ku jég politique gi am nañ ci wàll waaye kenn falu leen yow la ñu fal yow président mandargay démocratie nag la ca jiitu mooy sàmmonteeg armanaatu wote yi te moo di nga bañ a naxasaale ci calendrier républicain bi waxoon nga fi ni amatuloo dara looy njuuj njaaj bu mu yem ci wax jëfe ko bartrel carte gi opposition bi ñoom itam nañ ko kupp ñu wuti ko njëkkee ko ci maire yi ku mën sa morom gagné lii bokk na ci li ñuy xaar ci yow président wasalaam ba beneen conférence. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS Electronic Corp ak seen marque bi di Beko seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille Créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf wuré wa dem na këng waxi mag dem dañ tàlli bàgg war na mbaam ci gàttal loi bi ñu roofoon ay coppite yóbbuloon ko député yi ñu woote ko président de la république promulgué na ko maanaam jëmmal na ko jëmmi ki ko jëmmal di Macky Sall moom la Soleil national xëy jëmmal ci xët bu njëkk wax ñu ne dugg nañu léegi ci ñetteelu régime juridique ci réew mi mu soxal mbirum gestion catastrophe naturelle ak sanitaire Walf Quotidien nañu état de siège ba jeex na état d'urgence ba jeex na Macky Sall daloon na beneen régime bu yees ci réew mi Le Quotidien moom it xëy ko bindee noone régime bu yees bu Macky Sall réew mi daanu na léegi ci régime gestion catastrophe naturelle ak crise sanitaire la mu njëkk a jur nag ne ay conséquences moo di assemblée nationale moom doxee na fi ñàkk mën-mënu saytu doxalinu gouvernement bi lii quotidien moom li mu ci gis moo di Macky Sall moo créé ab droit bu nuppi imposé ko nit ñi Vox Populi dolli ñu ci ne loi 2021-18 bi jëm ci wàllu gestion catastrophe naturelle ak crise sanitaire président de la république Macky Sall promulgué na ko couvre-feu gi ñu teggaloon waa Ndakaaru ak waa Kees def nañu ko léegi weer woo xam ne bu doyul mënees na ko renouveler waat docteur Sylla Thiam di spécialiste ci wàllu santé publique di ñu wax ci biir l'observateur ne
ne couvre-feu gi ci boppam la ñu war a dakkal bu ko defee ñu yokk prise en charge gi ci kër yi fexeet ba askan wi jàppaat confiance sursoi nañu mbas mi ngi ñuy wan lu dara jarul bëccëg gu weex xàtt la ñu dundaat démb ci réew mi 10 décès 47 cas garaaw ak 168 cas corona US lii la corona bàjjo bi liggéey ci réew mi la Sénégal nañu guddi ñu toll bu ñu jëlee déndub Afrique de l'Ouest réewum Sénégal mooy ñaari réew bi nga xam ne fa la coronavirus bi ëppee lu mu faat ci ay doomu aadama docteur Ibou Guissé bu SNEIPS di ñu wax ci xët mu njëkk journal L'As ne 80% rek ci askan wi bu ñu doon masqué wo ni mu ware di takk seeni masque ni ñu leen ko digalee kon fii ak ñaari weer rek ñu tàggoo ak wopp ji sursoi nañu li tax ba duñu gaaw a tàggoo wopp ji moo di dañoo nekk gouvernement boo xam ne lu mu wax safaan walay doxe ndax nee nañu dañuy tere ay rassemblement ci réew mi fu nekk toog nañu wax ko fa terewul rassemblement yaa ngi ne jasar ci dëkk bi gouvernement bi gëmmu ci bëtam marché mercredi bu Gueule Tapée ay rassemblement la marché samedi bu Centenaire ay rassemblement la ca Bourguiba foire ba ñu fay amal rassemblement la nga génn dëkk bi dem fu ca mel ne ca Daara Jolof keroog dimanche ji weesu rek woote nañu fa seenub luuma te marché bu Jawbe ñoom it ñoo ngi waajal ngir amal seenub luuma tey ji ci àllarba ji démb ci talaata ji ci la ñu tëj Boubacar Seye l'observateur mi xëy di ñu xamal yu bari ci président ONG Horizon Sans Frontières wax nañu ne ginnaaw ay fan yu mu nekkoon ci loxoy takk der yi mandat dépôt nañu ko démb tuumay joxe xibaar yu wérul loole la ñu koy toppe li quotidien nañu borom Horizon Sans Frontières frontière am ma nga ci rëbës démb ci la ñu ko mandat dépôt libération nañu Boubacar Seye wax ji ñu koy toppee diniwu ci dara wax na ba wax fu mu sukkandiku ba tax mu wax li mu wax libération nañu ndigal li tax ñu dem teggi ko loxo mu di ordre de poursuite gi ci garde des sceaux la jóge lettre bi nañu moo taxit njàppale gi mi ngi jógee fu nekk jëm ci moom Boubacar Seye quotidien xamal ñu ne am na fukki organisation ak ñeent ak ay kilifa yu kawe yëkkati nañu seen kàddu di sàkku ñu bàyyi Boubacar Seye nu mu gën a gaawee wàllu yoon ak yoonal ba tey ci yéen kay ñu xëyandool yëral xët mu njëkku Les Échos coowal 94 milliards yi fi lëmbe woon réew mi journal bi ne nañu Ousmane Sonko mi demoon porte ji plainte Mamadou Mamour Diallo Tahirou Sarr ak Maysa Ndiaye moom Ousmane Sonko doyen des 6 débouté na ko libération mel ne ku naan ñu pour muy leer plainte bu Ousmane Sonko ba classé nañu ko sans suite Banjul ga ca Gambie l'observateur nee nañu fa la yëf yi di jaxe ubbil yéenekaay bi couvre-feu gi am ci Ndakaaru ak boîte de nuit yi ñu tëj l'observateur nee nañu tax na ñi nga xam ne dañoo bëgg a happy namu paati seen yaram di laaj fête da leen di jaral ñu jóge Sénégal dem Gambie weekend fa ngir mën a happy nu mu leen neexee. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS Electronic Corp ak seen marque bi di Beko seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille Créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. mi nga mooy ponk bu mu jubbi ci xibaaru digg bëccëg gi yegg si nañu ci gis-gis tey jii li ñu ciy waxtaane mi ngi jëm ci statut juridique ak protection bi war bi ñeel kon ñi ñu tuddee ay lanceur d'alerte maanaam ñi nga xam ne dañuy nekk cim réew bu ñu gisee lu dalul seenum xel ba lu ñu jàpp ne jëmul kër ñu yëglu ngir ñu dégg leen ñooñee ana ban taxawaay la seen war a cërale ci wàllu yoon ak it nees di def ba waggar ci ñoom loolee la ñuy waxtaane ak yéen ci gis-gis ci rajo Futur Média leen di waxtaane rek ni ma ko waxee sànq moo di mbirum Boubacar Seye njiital Horizon Sans Frontières am lante ak yoon ba ñu mandat dépôt ko ndax yi kàddu yu mu yëkkati di yëglu te ñu ne kàddu yi ay xibaar la yu wérul ñu waxtaanee loolee ci gis-gis ci rajo Futur Média war a am ci jokko bi maître Pape Sène di avocat à la cour président comité sénégalais des droits de l'homme maître maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Mohamed. weneen wàll wi ñoo ngi ci it ak Fadel Barro coordonnateur pour l'Afrique de l'Ouest de la plateforme protection des lanceurs d'alerte en Afrique Fadel Barro maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Mohamed. baal ma Fadel ma dooree waxtaan wi ak maître Pape Sène maître laaj bi moo di ñi ñuy tuddee ay lanceurs d'alerte fii ci Sénégal di ñi nga xam ne ñaare bu ñu gisee lu dalul seenum xel dañuy yëglu ñu seet na du sax ci Sénégal rek mais ci dindu Afrique bi daanaka léeg-léeg yëglu ga ñuy yëglu da leen di jural ay ñool-ñool ay jafe-jafe seen digg ak yoon bi ci mujj moo di bopp Boubacar Seye ma ca kaso ba laaj bi di ñooñee amee taxawaay boobee ci sa gis-gis ndax war nañoo am benn statut juridique ca réew ya ñu nekk ak it seen protection tey buñ la ci doon laaj xalaat lu muy doon. waaw jërëjëf Mohamed. waaw comme ni nga ko waxee man damay jàpp ne jaadu na tey bépp citoyen góor jigéen wala képp koo xam ne ni da nga jóg di exercer benn profession wala ngay yëngutu ci dara wax dëgg yàlla loolu mu am soubassement juridique. maanaam mu am ay textes yoo xam ne maître bépp citoyen góor ak jigéen. oui ku mu mujj doon. xam nga lanceur d'alerte mën na nekk jigéen mën na nekk góor mën na nekk sax structure. donc foofu laay waxee xam nga tey boo jëlee domaine bu mel ni le domaine de la presse. mais bu ñu nee journalistes yi c'est parce que dafa am ay textes yu tënk journalistes yi. gis nañ bi ci gën a récent mooy le décret d'application sur le code de la presse. donc kon lanceur d'alerte yi tey jafe-jafe bi nga xam ne moo am ci suñu réew ba xëj na tax tey mu indi débat bi yëpp mooy amuñu une réglementation maanaam tey amul benn loi ci suñu réew boo xamee ne que ni de façon précise moom mooy tënk lan mooy lanceur d'alerte d'abord il faut ñu xam kuy lanceur d'alerte
sinon ku nekk rek da ngay dagg ca lang ga mën nga ñëw ne lanceur d'alerte la te lanceur d'alerte yi ay information sensible la ñuy joxe parce que ci wàllu corruption la ci wàllu danger ci wàllu menace dañuy sàggandi joxe ay xibaar yu wóor yoo xam ne ni xëy na bu ci nguur gi sukkandikoo wala bu dee ci domaine privé bu ci entreprise bi sukkandikoo dina mën na jël ay matuwaay pour fàggandiku loolu donc loolu mooy seen njëriñ mais Sénégal tey dañu nemmeeku ne lanceur d'alerte amaguñu tey une législation amul benn loi bu ko consacré ba ñu mun a xam kan mooy lanceur d'alerte ak kan moo dul lanceur d'alerte loolu nag il faut ñu tendre vers ça c'est vrai que am nañu ci boo gisee tey OFNAC am nañu ci ay dispositions yoo xam ne nii mais c'est pas des dispositions spécifiques c'est pas des dispositions express yu wax ci alerte soo demee également ci la loi de 2012 sur le code de transparence pour la gestion des finances publiques am nañu ko parce que dañuy wax ne citoyen bi am na sañ-sañ pour dénoncer yenn ñaawteef mais loolu yëpp amul protection ci ki nga xam ne moo koy def parce que amul statut juridique également bu ñu indil kooku kon man damay jàpp ne tey fi ñu toll jaadu na ñu dem vers un encadrement juridique encadrement bu dina indi ñaar benn bi dina tax ñu xam kuy lanceur d'alerte ba éviter yenn dérives yi parce que bu fekkee également xamuñu kuy lanceur d'alerte xamuñu seen responsabilité mais ku mu neex rek da ngay jóg wax te wax yi ngay wax mën na engager sa responsabilité mën na sax également am impact négatif ci réew mi kon dérives yooyu pour ñu éviter ko il faut ñu dem vers un encadrement beneen bi ci des mooy pour les protéger loolu yëpp nag la ñuy tënk parce que ñaar yooyu la ñu war a concilier kii ne lanceur d'alerte la ñu xam kan la ñu xam ay responsabilités am également pour éviter dérives yi. Très bien. ba pare protéger ko loolu la ñu def ci la presse loolu la ñu def ci yeneen secteurs yi. dañ koy réglementé maa ngi ñëwaat ci yow maa ngi ñëwaat ci yow da ngaa junj ponk bu am solo boo xam ne bëgg naa ci am xalaatu Fadel Barro Fadel dégg nga maître li mu wax ci encadrement yi mu wax nee na ca da cay baax ñu xam également kuy lanceur d'alerte ci gàttal yan condition mooy war a mën a daje ci nit ki pour ñu xam ne kii mën naa taxaw ne moom ab lanceur d'alerte la ndax tey dafa war a jaar ci formation dafa war a jaar ci connaissance dafa war a jaar ci critères yu ñuy remplir noo gisee loolu. Mohamed en fait di nga ma permettre ma vraiment taxaw ci lan mooy lanceur d'alerte parce que dëgg la. coow lii yëpp dafay mel ni dañuy dem ñu ngi ko bëgg a yeggale foo xam ne yeggu fa. li xew ci mbiru Babacar Seye mooy ne dafa nekk citoyen boo xam ne am na lu ko lënt ci doxalinu kopparu réew mi fu ñu ko jëlee ak fi mu jëm. mu am ci taxaw dénoncé ko ne man kat yëg naa lii te li ma ci yëg kat lii dañ ñëwoon day dem ci ndaw yi nga xam ne ñu ngi dem ci géej gi ñu ngi dee ci immigration clandestine jox nañ ci état Sénégal lu toll ci nangami milliards pour mu saafara ko te man gisuma ci saafara daf ci am droit loolu ça n'a absolument rien à voir moo tax tey ji société civile yëpp mobilisé wu ne bu dul dara liberté d'expression bu dul dara le droit à l'information maanaam képp ku nekk ci askan bi nga war a yëg li nga xam ne moom la ñu yoree réew mi nga yëg li mu xew. bu loolu weesoo loolu ñu ngi koy condamné d'ailleurs di ko ñaawlu te di wax ne Sénégal waroon na weesu fu bu buur jógee rek bëgg a faj naqaram mu jaaree ci yoon ndax yoon moo ko daan te daan bi mu ko daan ba teg ci fii ci kaso dafa ëpp ci li nga xam ne mu lañ koy reproché ndax mënoon nañ ko fajee neneen bu loolu rombee nag xam nga lanceur d'alerte bu ma koy mellal ci wolof dama naan mooy reeteetkat bi reeteet xam nga luy piccim reeteet maanaam bu gisee loo xam ne dafa nekk lu ñaaw jëm ci askan bi mu jóg artu yëgle ko artukat boobu nag mënuloo ne da nga koy jël nga professionnaliser buñ ko professionnaliser lanceur d'alerte rek dana indi ay jafe-jafe parce que du métier. waaw mais ndax ñàkk doguma la Fadel ndax ñàkk professionnalisme gi aussi du yokk problème yi ndax xam nga léeg-léeg tey bu allez-y bu ma la expliquer lan mooy lanceur d'alerte di nga comprendre lan moo tax parce que ñun ñi nga xam ne kuréel yi nga xam ne ñun dañuy protéger sax lanceur d'alerte yooyu dañuy encourager citoyens yëpp citoyen bu nekk mun nga nekk lanceur d'alerte lu tax ndax lanceur d'alerte bi dafa nekk koo xam ne ci la muy liggéey fa mu nekk di ko liggéey muy liggéeyam ci réew mi fa la seetloo gis yëg teg ci bët am ci lu leer nañ ñi ne lii kat ñi koy doxalee baaxut ci réew mi te dafay yàqal réew mi te dafay yàqal intérêt général maanaam njëriñu ñëpp loolu bu amee moom mu décidé ne ah lii kat dinaa ko dakkal naka laa koy dakkalee dinaa dem xool ñi fi nekk moo waral tey jii boo demee OFNAC bëri na luy OFNAC di enquêté boo ko xoolee ca njëlbeen la benn lanceur d'alerte moom moo dem signalé ko parce que mi ngi ci entreprise bi moom xam na ne liy doxut mu dem wane ko fa bu fekkee ne nag foofu amoo fa maanaam li nga bëgg amoo fa satisfaction ndax OFNAC doxalee ko nu mu ko war a doxalee bu la neexee nga dem ci justice bu dee justice doxalee woo ko nu mu ko war a doxalee
su boobaa boo ñëwee seet si kuréel yu mel ni PLAF comme ñun danañ ko jël encadré ko xool ci liñ ci war a def ba nga xam ne ñëpp dinañ ko yëg de la manière la plus professionnelle ba mu door a yegg ci médiatisation moo nekk presque ultime recours. léegi bu fekkee ne lanceur d'alerte mooy bépp citoyen boo xam ne ca la muy liggéey ak ci dem na ba gis tey jii ñu mel ni ay Snowden ak yooyu ñoom dañuy dem ba gis seen ay informaticiens lañu bu ay Julian Assange dem ba gis seen liggéey ne lii ak lii am na ay luubal fii ak fii doxul. mun na nekk sax yow da ngay liggéey ci entreprise bu mel ni affaire bouillon yi par exemple jumbo yeeg yooyu wala ngay liggéey ci meew mi nga xam ne li ñuy liggéey ci meew mi nii wala Coca Cola moo xam boisson bu mënti ci nekk nga gis ne liñ fiy def buñ ko joxee askan bi poson la ci moom nga jug nga reeteet pour que ñu dakkal ko. donc dafa génn kuréelu politique kese dafa dem ci santé dafa dem ci environnement dafa dem ci suñu. waaw moom laa lay wax Fadel ma ne la ndax maanaam professionnalisme gi mën na cee ñàkk ndax tey bu fekkente ne nit xam ne na alerte bi bu ko defee mën naa jur soit trouble à l'ordre public wala offense au chef de l'État wala xeet yooyu noonu bay coow di ko ci fekk est-ce que tey buñ ko professionnalisme moo xam fi mu war a yem ak li mu war a dénoncer ndax loolu gënul ci ñoom bala ñuy nekk ci problème tout le temps. li ngay wooyee professionnalisme man moom la ñuy liggéey soo ba ngoon jot ci place ndax mooy lan dañuy dimbali sax état yi pour que ñu adapté ay loi fan yu ci lu génnul rek ña nga woon Gabon demandé nañu suñu expertise fële ci Côte d'Ivoire am na saisir nañu d'une certaine de manière indirecte pour que ñu dimbali leen xool seen loi yi fi mu toll pour que ñu mën a encadrer lanceur d'alerte yi maanaam dañ koy encadrer dañ leen di protéger surtout parce que réew moo xam ne da nga jug pour xeex gar ci sa réew da nga jug pour xeex càcc gi ci sa réew da nga jug pour xeex nuisance yi maanaam ñaaw ak posone gu ñuy posone askan bi ci dundinam ak ci léppam bu fekkee da nga ko bëgg a xeex dëgg-dëgg doo compter kese ci institution yi da ngay compter ci citoyens yi te boo compter ci citoyens yi da nga leen di defaral benn encadrement juridique boo xam ne képp koo xam ne ci loolu nga def maanaam da nga seetlu ne lii baaxul ci askan bi nga jël ko wane ko wax ko fa nga ko war a waxee ñu atteste ko nañ ko war a defee kooku waruñ la tëj kaso dañ la war a takkal dañ la war a sargal très bien dañ la war a sargal jërëjëf moo tax ba yenn dëkk yi par exemple dinañ gis ne yenn lanceur d'alerte yi waxuma sax état mooy dal seen kaw mais surtout yi léegi daf leen di tax am na ay lanceur d'alerte yoo xam ne fii ci réew mi la ñu nekk ci boulanger yi am na le jeune jiite la nga xam ne dafa nekk boulanger dem ba gis ne mburu mi li ñuy wax ne mburu mi moom lay peese wu ko mu wax ko ci biti ñu encadré ko mu reetat ko ba ñëpp yëg ko ba mu ko defee dañ ko dàq fi mu doon liggéeyee ñooñu dañ leen war a protéger fan la ñuy liggéeyee ndax aussi foofu dañ ko war a def ndax ñoo baax ci entreprise boobu. très bien loolu moo war a ndax amuñu encadrement juridique ndax législation bi protégé wu leen. très bien ndax tey jii boo ne journaliste yi am nañu ay seen association yu leen protégé boo ne droit de l'homme am na ku leen protégé boo ne liberté d'expression am na ñu leen protégé mais lanceur d'alerte yi amuñu protection ñàkk protection boobu nag ci la état yi war a jug ñu protéger leen au lieu que ñu di leen tëj kaso. jërëjëf Fadel maître Pape Sène am na lu Fadel junj loo xam ne lu jar a bàyyi xel la ndax it bu fekkente ne dañ leen a encadré comme ni nga ko waxee ñu xam kan mooy lanceur d'alerte ak nuñ ko war a taxawoo ndax bu boobaa aussi ñoom liberté bi ñu war a am ba buñ gisee lu dalul seenum xel ñu yëglu ca ndax dinañ ko am. waaw xam nga Fadel li mu posé waat rek mooy le problème de la protection le posé waat. mais damay wax ne Mohamed protection dafay ànd toujours ak responsabilité. parce que xam nga tant que encadré wuñ ko. ba lanceur d'alerte bi xam fi muy commencé ak fi mu mun a yem ak bu amee information fan la mën a dem wax na ko léegi war nañu am des structures dédiées wax na OFNAC wax na également la justice donc loolu yëpp dañ ko war a tënk ci loi ba nga xam ne que ni tey du ko mu neex rek nga jóg ne lanceur d'alerte la parce que loolu mooy le problème fondamental tey xëj na tey boo gisee en réalité jaxasoo bi ci bëgg a am bi ci am mooy parce que amuñu benn visibilité par rapport ak kan mooy lanceur d'alerte ak yan responsabilité la lanceur d'alerte tey mu ngi mel ni la presse Mamadou Mohamed tey ku jógoon rek ne journaliste nga yor sa micro di wër di joxe mais ñu ne damay participer à le droit à l'accès à l'information mais mën na indi jaxasoo donc man de la même façon moo tax may wax ne que war nañ mën a dem vers ça am na lu mu wax aussi lu am solo bu ñu rek ramener la notion de lanceur d'alerte public am na lanceur d'alerte public mais am na aussi les lanceurs d'alerte privés parce que wax na léegi kooku nekk ci boulangerie bi gis fa loo xam ne que ni xëj na bokkul ak li war a dëppoo ak yoon bu dénoncé ko mais dégg nga la ko ca fekk moo tax mu ne que ça soit dans le public que ça soit dans le privé il faut que ñu dem vers une réglementation c'est-à-dire vraiment ñu réglementer ko de façon très claire parce que réglementation boobu rek mu leen mun a may protection mais sinon mënuñu rek comme ça ñi
ñuy sur la base en fait du slogan lanceur d'alerte ay lanceur d'alerte lañu loolu du am benn protection te mooy indi jaxasoo bi nga xam ne am na parce que il y a des risques de dérive ci yenn ñi nga xam ne dañuy wooyee seen bopp lanceur d'alerte te xëy na duñu ay lanceur d'alerte ils sont mal intentionnés te ñooñu dañuy xañ ñi nga xam ne xëy na ñooy jouer réellement le rôle de lanceur d'alerte ci protection bi ñu war a am loolu yëpp nag buñ ko tënkee ci loi à partir de ce moment danañ mun a xam fan la ñuy jëm pour mun a protéger en fait les lanceurs d'alerte. mooy réglementation bi ngay wax rek maître. oui ma ne jërëjëf mooy ñu réglementé ko rek ni nga ko waxee sànq. waaw ñu réglementé ko parce que en fait loolu moo jaatu. jërëjëf maa ngi lay gërëm bu baax a baax maître Pape Sène avocat à la cour doon président comité sénégalais des droits de l'homme gërëm it Fadel Barro mi génn sànq coordonnateur pour l'Afrique de l'Ouest de la plateforme protection des lanceurs d'alerte en Afrique gërëm leen ci ànd bi ak rajo Futur Média mu ne woon gis-gis ne woon xibaaru digg bëccëg gi ne woon Mamadou Mohamed Ndiaye ci kaddu gi ne woon Abdoulaye Diop ci machine bi régisseur d'antenne pod Pape Oumar Diaw réalisation Aladji Ndiogou Diène service digital soxna Yacine Pouy jàngeen jëf mbokk yi ci kanam tuuti da ngeen ànd ak soxna Aminata Ndaw ci yëgle yi ak tàgge yi ci rajo Futur Média yàlla ñu yàlla dooli jàmm. Choisir votre gamme de soins corporels, c'est très facile.